أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخواني التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waake ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara kon incha allah rek ñu dem ci leçon bi directement mu nekk al fi'lu sulaasi al mazid. Donc comme ni ko gisee ci titre bi fi'lu sulaasi mooy verbe boo xam ne 3 lettres la mazid mais nag dañ see dolli dara kon 3 lettres boo ci dolli dara dafay nekk plus de 3 lettres ñu al fi'lu sulaasi al mazid huwa ma zida fi ahrufi al asli harfun aw harfaani aw salasatu ahrufin. fi'lu sulaasi mazid mooy verbe boo xam ne dañoo dolli ci ay arafu cosaanam. Donc arafu cosaanam mooy 3 lettres yi nga xam ne moom la verbe bi am dañ see dolli xarfun benn araf aw xarfaani wala ñu dolli si ñaari araf aw salasatu ahrufin wala ñu dolli si ñetti araf. kon bépp verbe 3 lettres boo xam ne dañ see dolli benn araf wala ñu dolli si ñaari araf wala ñu dolli si ñetti araf loolu fi'lu mazid la. donc loolu fi'lu mazid la. Premièrement dañuy gis mazid bi xarfin waahidin. mazid bi xarfin waahidin mooy fi'lu boo xam ne benn araf kese lañ siy dolli. mazid bi xarfin waahidin. mazid bi xarfin waahidin buñ ko waxee mooy lan huwa moom al fi'lu lazi mooy verbe bi nga xam ziida dolli nañ fii ahrufihil asliyati si ay arafi cosaanam xarfun waahidun benn araf. donc verbe bu fekkee benn araf kese lañ si dolli moom la ñuy tuddee mazid bi xarfin waahidin. léegi nag mazid bi xarfin waahidin dafa am ay forme dafa am ay shakl yooyu noonu moom lañ koy xàmmee. donc mooy tax bu ñu gisee bépp verbe bu ñëw ci forme bii nii rek dafay bokk ci mazid bi xarfin waahidin. moom forme yi yan la? fa'ala mooy première forme bi. fa'ala donc fa'ala bu ñu xoolee dañuy am fa'ala biñ miinoon ak shadda. donc shadda bi day fay remplacer comme si dafay remplacer benn lettre parce que lu tax ñu am fa'ala lii la woon ñu amoon fa an ha la fa an la. donc ñaari aynun la benn aynun bi ñu mas ko sukkoon beneen aynun bi ñu mas ko fataha. loolu moo tax fii nii ñu am fa an la. donc sidda bi dafay mel ne dafay remplacer benn lettre kon sadda boobu noonu moom lañ dolli ci verbe bi moo tax mu nekk mazid moo tax mu nekk fi'lu mazid. deuxième forme bi moo nekk fa'ala te ñun comme fa'ala lañ miinoon ci verbe 3 lettres yi. verbe 3 lettres yëpp forme fa'ala lañ doon ñëwee kataba zahaba xaraa daraba darasa yooyu noonu yëpp forme fa'ala lañ doon ñëwee. léegi nag ñu loo ko ci benn lettre tey beneen lettre bi alifun la mu nekk fa'ala. troisième forme bi moo nekk af'ala donc boobu aussi alifun bi lañu ci yokk. kon les verbes trilitères yi nga xam ne benn lettre kese lañ ci yokk ñetti forme yi nii lañuy ñëwee forme fa'ala forme fa'ala forme af'ala. donc ñu fàttali écriture bii nii boobu moom liwatul boobu existeetul boobu baaxatul. ok donc première écriture bi kese moom mooy lii nii moom mooy compter. donc ñu bàyyi ci xel incha allah. léegi bu ñu paree foofu ñu dem ci as sarf mooy conjugaison bi nan la ñuy conjuguer verbe 3 lettres yi nga xam ne dañ see dolli benn araf. ñu jël première forme bi moom moo nekkoon fa'ala buy ñëw mu daari dafay nekk yu fa'ilu parce que forme yi leen jox maadi la
donc faala buy ñëw mudaari day nekk yu fa'ilu première lettre bi dàmm lañ ko maas avant dernière bi ñu maas ko kasra. buñ jëlee exemple kataba dañ doon am yaktubu xarful mudaari bi mooy yaa un boobu noonu première araf bi nga xam ne moom mooy xarful mudaari bi dañ ko daan maas fataxa si yeneen fi'lu yi. zahaba yazhabu darasa yadrusu rajaa yarji'u fataxa lañ ko daan maas mais bu nekkee mazid bi xarfin waahidin dàmm lañ koy maas kon yu lañuy wax foofu kon xarful mudaari bi dàmm lañ koy maas. à part xarful mudaari bi araf bi nga xam ne moom moo am shidda bi si première forme bi mooy avant dernière lettre bi boobu kasra lañ koy maas. kon ñaar yooyu noonu la ñuy bàyyi xel bu fekkee verbe bi dafa ñëw forme faala première lettre bi dàmm lañ koy maas avant dernière lettre bi kasra lañ koy maas. même règle boobu noonu moom mooy appliqué waat ci deuxième forme bi mooy forme faala première lettre bi gis ngeen dàmm lañ koy maas avant dernière lettre bi aussi gis ngeen kasra lañ koy maas. loolu mooy appliqué waat buñ ñëwee ci yu fa'ilu première lettre bi dàmm lañ koy maas waaw kay buñ demee si avant dernière lettre bi la même chose kasra lañ koy maas. kon mazid bi harfin waahidin ñetti forme yooyu noonu la am ñetti shakl yooyu la am te seen conjugaison fil mudaari seen sarf fil mudaari première lettre bi dàmm lay am avant dernière lettre bi mu am kasra. ok léegi bu ñëwee si application conjugation bi dañuy jël forme fa'ala donc jëloon exemple beneen verbe fa'ala lañ jël su boobaa dañuy wax ana ufa'ilu fii nii excusez-moi ana ufa'ilu alifun bi dàmm lañ ko maas waaw kay nekkul fatha dàmm la ufa'ilu avant dernière lettre bi ñu maas ko kasra. nga dem anta tufa'ilu donc première lettre bi dàmm la avant dernière bi kasra. anti tufa'ilina donc la amun bi kasra lañ ko war a maas donc peut-être erreur de frappe on rectifie rapidement. anti tufa'ilina ok anti tufa'ilina mais bu ñu xoolee anti toujours donc on a l'habitude anti moom toujours dañ si yokku i na anti moom toujours rek dañuy yokku yaa un ak nuunun donc boobu on a l'habitude de le faire avec les autres verbes. bu ñëwee huwa dañuy am huwa yufa'ilu hiya tufa'ilu kon donc foofu noonu bu ñu xoolee amul benn différence. xuruful mudaari yi ñoom ñooy ñëw xuruful mudaari yi alifun fii taa'un deuxième bi taa'un troisième bi yaa'un waaw pour huwa ak taa'un pour hiya donc xuruful mudaari yi ñoom la ñuy indi bu ñu leen indee après ñu indi verbe bi lan la fa'ala fa'un aynun bu am shidda ak laamun bu ñu leen indee ba pare première lettre bi ñu maas ko dàmm avant dernière bi ñu maas ko kasra seulement bu ñu demee anti rek foofu la ñuy yokk yaa un ak nuunun ñu am tufa'ilina te comme yaa un bi day xëcc loolu moo tax laamun bi ñu maas ko kasra. bu ñu nee musanna nahnu nufa'ilu antuma tufa'ilaani huma yufa'ilaani huma tufa'ilaani donc tamit la même chose dañuy indi xuruful mudaari'a nuunun taa'un yaa un après ñu indi verbe bi bu fekkee nahnu
donc bu fekkee yeneen ñeent yi ci des toujours dañuy yokk aani alifun nuunun parce que alifun nuunun mooy marque musanna moom la ñuy xàmmewee musanna comme alifun bi day xëcc loolu tamit moo tax laamun bi tey ñu maas ko fataha maas suñ ko daamu donc andumaatu faa ngi laane ba mu jeex buñ demee jamoo lu ñuy jàpp foofu noonu presque ak fait la même chose nahnu faa'ilu antum tufaa'iluuna antunna tufaa'ilna hum yufaa'iluuna hunna yufaa'ilna donc nahnu ça ne change pas toujours dañuy am nu faa'ilu antum tufaa'iluuna dañuy yokk waawun ak nuunun buñ indee xuruful mudaari' nuunun taa'un yaa'un ngeen bàyyi xel hunna mu annas la mais mudaari am xarful mudaari am yaa'un la waa kay hunna muy noonu kon ngeen bàyyi si xel bu baax a baax incha allah donc nahnu nufaa'ilu antum tufaa'iluuna dañuy yokk waawun ak nuunun antum comme genre jamu muzakkar salim antunna tufaa'ilna hum yufaa'iluuna hunna yufaa'ilna léegi tamit comme mufrad wax naa la nu ngi koy jàppee musanna boo ko bañee fàtte defal noonu mais jamoo nag su boobaa wax naa leen nahnu du changer mais bu ñu xoolee tufaa'iluuna dañuy yokk waawun ak nuunun ñu tëb benn mooy antunna bu ñu demee hum yufaa'iluuna dañuy yokkaat waawun ak nuunun xaw ma ndax yéen a ngi bàyyi xel li ma wax am déet bu ñu jëlee fii nii tufaa'iluuna nga tëb benn nga dem hum dangay am yufaa'iluuna kon c'est croisé antum ak hum la dañ leen di croiser ñoom ñaar ñooy bokk lan mooy nekk seen différence xarful mudaari' bi fii taa'un lay nekk fii xarful mudaari' bi yaa'un lay nekk boo jëlee antunna tufaa'ilna nga jël hunna yufaa'ilna ñoom ñaar ñooy bokk lan mooy seen différence xarful mudaari' bi fii taa'un lay nekk xarful mudaari' bi fii yaa'un lay nekk waaw loolu mooy nekk seen différence mais après verbe bi ngay indi nga dolli su nuunun avant nuunun bi sukkoon nga koy maas waaw donc verbe yu simple yi ngay am yépp waaw bu nekkul mudaaf nekkul naaqis donc mën nañ def procédé boobu dañuy trouver buñ demee beneen verbe beneen forme faa'ala la même chose la ñuy am ana ufaa'ilu anta tufaa'ilu anti tufaa'ilina huwa yufaa'ilu hiya tufaa'ilu nahnu nufaa'ilu antuma tufaa'ilaani huma yufaa'ilaani huma tufaa'ilaani nahnu nufaa'ilu antum tufaa'iluuna antunna tufaa'ilna hum yufaa'iluuna hunna yufaa'ilna donc su boobaa mufrad bi même chose comme fee la ñuy am anti kese la ñuy yokk yi na yaawun ak nuun te yaawun bi comme di xëcc kon bi jiitu yaawun bi juste dañ koy maas kasra bu ñëwee musanna nahnu moo dul am alif ak nuunun yi ci des yëpp dañuy am alif ak nuunun comme alif ak nuunun day xëcc donc bi ñëw avant alif ak nuunun bi fataha lañ leen di maas bu ñu demee jamoo nahnu du changer nu faa'ilu toujours biñ amoon si musanna moom la ñuy amaat donc dañuy jël lii bi croisé bi xaw ma embrasser la ñuy wax bokk antum ak hum ñoom ñaar ñooy bokk seen différence mooy nekk xarful mudaari' bi bee taa'un la bii yaa'un la antunna ak hunna ñoom ñooy bokk aja antunna tufaa'ilna hum yufaa'ilna yaa xarful mudaari' moo leen di utale taa'un ak yaa'un après benn bu ne danga si yokk nuunun avant noonu bi nga maas ko fataha waaw bu fekkee musanna wax nañ ko bu fekkee mufrad aussi anti kese moom mooy changer buñ demee beneen verbe beneen forme af'ala donc cette fois-ci pour ñu changer tuuti dañoo jël benn exemple verbe akrama parce que akrama mook forme af'ala ñoo bokk ala wazni af'ala su boobaa ukrimu mais toujours li ngeen di conserver bu fekkee mazid bi harfin waahidin ñetti forme yi première lettre damm avant dernière lettre kasra avant dernière lettre nag ci verbe bi nga koy xoolee bala nga ñëw ci conjugaison bi avant dernière lettre bi fii moo nekk raa'un parce que verbe bi akrama la waaw foofu ngay xoolee bala ngaa commencer conjugation bi xoolal avant dernière lettre bi si kaat yi avant dernière bi moom fatha kasra bi conservé ko toujours kasra lay jël première lettre bi toujours damm lay jël bu fekkee mazid bi harfin waahidin ana ukrimu anta tukrimu anti tukrimina huwa yukrimu hiya tukrimu amul changement anti liñ appliqué woon lañ appliqué waat nahnu nukrimu antuma tukrimaani huma yukrimaani la même chose
aani la ñuy dolli foofu noonu musanna bi waaw yeneen yi ki des amul lii nii amul benn problème xarful mudaari bi mooy ñëw ñu yokk aani kon bu ñu yokkee aani alifun bi day xëcc avant dernière bi avant juste bi ñëw avant alifun bi dañ koy maas fataha nahnu nukrimu antum tukrimuna antunna tukrimna hum yukrimuna hunna yukrimna donc la même chose una la ñuy am una c'est embrasé bi croisé bi nga am fee nga yokku noonu avant dernier bi nga maas ko avant dernier bi nga maas ko sukkoon donc loolu moo nekkoon leçon bi ci al fi'lul mazid maa ngi leen di jéggalu bu baax bon bu ngeen gisee ni may waxee sax ngeen xam ne dama ko lii nii dama ko profité bu baax a baax donc gënalu ma nag suma sañoon mu gën a leer mais aussi dañuy bàyyi xel lii bi dañuy bàyyi xel temps bi incha allah je vous remercie